jërëjëf suñu mbokk téléspectateurs yu télévision Futurs Médias jërëjëf internautes yi yéen ñi ñuy suivre ci Facebook Twitter ak Instagram heure bi jot na waxtu wi jot na ñu fas yéene ànd ak comme ni ñu koy defee bés bu jot altine ba alxames ñu fas yéene jukkil leen li xew ci internet bi Mairie maa ngi lay nuyu. Mamadou maa ngi lay ziar di la nuyu ñi nga xamante ne ñoom ñooy safoo di ñu seetaan maintenant tous les jours du lundi au jeudi à partir de 13h30 pour xam li nga xamante ne moom moo xew ci biir internet bi. li xew ci internet bi fii ci Sénégal bari na ci week-end bi ba léegi ñu seetlu ci benn vidéo bi nga xamante ni actuellement mooy lëmbee Sénégal di vidéo benn soxna su nga xamante ni ñu ne ñuy partagé vidéo bi coow loolu la ñuy jibal ne dañ ko jàpp mu doon sàcc léegi nag vidéo boobu ñu koy partagé actuellement mi ngi def viral ci réseaux sociaux yi bari na ci mu nekk Facebook Twitter wala Instagram yëpp sénégalais bu ci nekk mi ngi koy partagé mu nekk vidéo bu doy waar Mairie vidéo bi naka la demee. Mamadou vidéo bi ni ngeen koy gis nii benn soxna la boo xamante ne nii ki nga xamante ne bu di Seydi Gassama mi ñuy xamal ne que ne xelam nekkul ak xelam yëpp. xelam neexul waaw xelam neexul donc te nee na aussi cadre la boo xamante ne fi nga xamante ne moo di fonction sénégalaise donc dañu nekk ne dañ ko accusé de vol. daal di ko nekk si biir benn kër boo xamante ne Sacré Cœur la ak groupe bu xale yu góor. ñoom ñoo ko jàpp daal di ko takk ligoté ko nit ñi nag si vidéo yi nga xamante ne moo di réseaux sociaux yi ñoom ñëpp ñu ngi ŋaññe li nga xamante ne moo di vidéo bi di ko ñaawlu ki nga xamante ne moo di AGS organisation féminine ONG Jamra collectif dafa doy ñoom ñëpp daal di nañu réagir ONG Jamra si boppam sax dafa daal di lancer appel à témoins pour ñu mën a identifier xale yu góor yi nga xamante ne nii ñoom ñoo jël ndaw si daal di ko takk ba pare di ko làmbaatu foofu ba pare jël filmer ko daal di wane lépp ci réseaux sociaux yi sans masquer kanam bi ñun sax ñun ñoo ne dañ koy flouter ndax ormal li nga xamante ne moo di jigéen donc li nga xamante ne Amnesty International tamit interpellé si kii di Aly Ngouille Ndiaye ak ki nga xamante ne moo di justice bi si Malick Sall. du ñu jóg ci di ko wax balaa ñoo partagé benn yëf ci vidéo yi ci réseaux sociaux yi wala ci internet nañ ko xoolaat bu baax ndaxte internet dara du effacé wu te actuellement lu yàq doomu aadama dafa gaaw benn vidéo bu ndaw mën na devenir viral comme bi vidéo bi nga xam ne gis nañ ko ci réseaux sociaux yi ci week-end bi ñëpp di ko partagé ñenn ñi di ko ñaawlu mairie bee ñëw na ci léegi ak association yeeg ak yenn nit ñi nga xamante ni ku ci nekk ñi ngi def post di ñaawlu vidéo bi nga xamante ni ñëpp a ngi koy partagé donte lu mu munti nekk ak lu mu munti demee je pense que nit ki dañ ko war a wormal. nit ki dañ ko war a wormaal Mamadou bu dee nag rawatina nag bu dee jigéen surtout que d'après li ñu Amnesty wax nee nañu que ne elle ne jouit pas de toutes ses facultés mentales maanaam àndul ak xelam wérul donc même bu àndoon ak xelam sax même bu doon dafa sàcc sax li ñu def nii dañ koy ñaawlu bu baax di si ànd ak ñi nga xamante ne ñoo di Jamra ñi nga xamante ne ñoo di association lutte contre la violence féminine ak dafa doy d'ailleurs sax si foofu la ñuy bifurquer sax daal di dugg ci li nga xamante ne moo di actu web site internet bu ci nekk ñëw na ci joxe ci seen xalaat ci vidéo boobu nga xamante ni mën nañ ko wax sànq ba tey ñu ngi koy junj ci li nga xamante ni mooy seen émission bii di li xew ci biir internet bi seen i réaction yu bari na ñeneen ñi réagir ci Facebook bi Twitter ak Instagram bu groupe Futurs Médias wala bu TFM surtout ci Facebook bi gis nañ live yi message yëpp ñu ngi koy gis kontaan nañu lool ci soxal bi ngeen am importance bi nga xam ne joxal ngeen ko émission bi di li xew ci biir internet li xew ci biir internet bari na comme tey jii nga xamante ni vidéo bi ñëpp a ngi koy partagé wala ñëpp a ngi koy ñaawlu ci réseaux sociaux yi site internet yi tamit ñëw nañ ci. site internet yi ñëw nañ si Seneweb ñëw na si daal di revenir en grand en tout cas defe naa li réseaux sociaux yi wax rek la ñu daal di wax ñoom tamit yokk si li nga xamante ne moo di Amnesty International moom la wax. ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di association yi protéger jigéen ndax dañu bëgg ñi nga xamante ne ñoom ñoo def ñaawteef boobu ñu daal di leen retrouver bu ñu leen retrouver ñu daal di dimbali ndaw si pour porter plainte contre ñooñu ak aussi dimbali ko ci wàllum xelam bi nga xamante ne nekkut ak moom. seen émission bi loolu lay jëriñ dinañ ci ñëw ak borom xam-xam boo xamante ni xam-xamam màcc na ci yëf yi nga xamante ni ay protection des données personnelles la wala tamit di respecter di liggéey ci àq doomu aadama mais tamit ci actualité bi nga xam ne ci la ñuy toll di mbirum internet du rek lépp loo jot da nga ko war a mën a partager. te loo partager tamit parfois mën na enfreiner un peu ci nit ki ci ni muy respecter àqam ak yelleefam nekk na situation bu doy
waar bu ñu jógee ci vidéo bi am na leneen lu lëmbee internet actuellement fii ci Sénégal fii ci àddina sax mën naa ko wax. mais Sénégal laal na ci benn artiste di Coumba Gawlo maanaam mooy piratage bi nga xam ne moo lëmbee àddina. waaw Mamadou en fait ñëpp xam nañ que ne depuis le samedi 10 juillet. ki nga xamante ne moo di la chanteuse Coumba Gawlo Seck chaîne YouTube am bi c'est devenu inaccessible donc dañ ko piraté. ñi nga xamante ne nag ñoo def loolu ñaawteef boobu ñoom dañ ko piraté ba pare daal di def benn live en anglais daal di invité nit ñi pour ñu désabonné wu ci chaîne YouTube bu Coumba Gawlo donc si loolu la ñu jógee daal di ne Coumba Gawlo moom nee na moom day porter plainte contre X à travers son avocat bi nga xamante ne moo di maître Khassimou Touré. bari na ci ay chaîne wala mën nañ jàpp ne ay comptes yi nga xam ne dañ ko piraté gis nañ ci bu yàggul dara ci diggante àllarba bi ñu génn alxames bi ay compte personnalité ñu ci mel ne ñoom Barack Obama Joe Biden bari na ci ba ci Apple dañ leen a piraté seen compte Twitter la mooy compte bi nga xamante ni ñoom personnalité yu ci bari fa la ñuy exprimer woo te dafa am li ñuy tuddee dañu leen certifié seen compte yi mooy lu bleu loolu ngeen di gis ci compte Twitter bi donc mu nekk compte yi nga xamante ni dañuy jàpp ne c'est des comptes officiels yoo xamante ni ay personnalités yooyu ñoo ko ñoom piratage yi nag bari na ñu duppee leen ci langage internet ay hacker mu nekk lu doy waar li nga xamante ni gis nañ ni lëmbe na àddina mais tamit épargné wul ñenn ci ñi nga xamante ne mooy suñu artistes yi wala suñu personnalités yi fii ci Sénégal wax nañu kaawu Coumba Gawlo d'ailleurs loolu waral dinañ jéem a jokkoog ci avis d'expert bi kenn ci ñi nga xamante ni seen xam-xam màcc na ci di Emmanuel Diokh di juriste moom nekk koo xamante ni aussi day liggéey ngir waa Reporters sans frontières bu nekk ñu koo xamante ni xam-xamam màcc lool ci mbirum internet Emmanuel bu nekkee en ligne mën nañ ko jot laaj ko ba xam ci mbirum piratage yi lan la ci xalaat ak lan moo nar a nekk solution bi Emmanuel maa ngi lay nuyu Emmanuel Diokh Emmanuel maa ngi lay nuyu. waaw Abdoulaye. allo. oui Abdoulaye. Emmanuel dafa mel ni dégguñu bu baax bu kiiwulee ñëw ci kanam ñu jéem a xool ba xam na yëf yi jàppandi na ndax ñu jéem ko jot ba xam ndax moom Emmanuel Diokh maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndiaye. voilà yaa ngi dégg sànq li ñu doon wax ci mbirum piratage yeeg nga xamante ni actuellement moom lëmbee àddina lëmbee internet bi ñu seetlu ci artiste bi di Coumba Gawlo nga xamante ni moom tamit victime la ci mbirum piratage yi ci surtout ci compte YouTube mi nga xamante ni bari woon na lool ñu ko doon suivre. waaw dëgg la Ndiaye piratage actuellement dafa bëri ci dëkk bi mën na jàpp peut-être que effet Covid 19 bi la ñu bëri dañu dellu ci seen jëflanteeg internet yu bëri ñu doon def dans le milieu physique dañu ñëw léegi wëlbatiku ci internet donc bu ko defee nag ñi nga xam ne seen compte sécurisé wuñ ko bu baax wala amuñu politique de protection de leurs biens immatériels donc là mën nañu dal ci ay cyber attaque ay hackers yoo xam ne comme lu mel ni Coumba Gawlo ñu koy masaw. mais nan lañ mën a def ba éviter li nga xamante ni mooy piratage yi donte nag internet sécurité mënoo ko am à 100%. exactement ni nga ko waxee noonu la sécurité à 100% ci internet day jafe trop donc ñëpp d'accord nañ ne mënul nekk. mais am na yoo xam ne mënta ñàkk la ku nekk daf ko war a jël ñu mel ni artistes yooyu ay Coumba Gawlo wala ñeneen ak ñeneen ay hommes politiques des célébrités pour faire court. dañu war a am ci seen ginnaaw ñu leen di jàppale c'est-à-dire bu fekkee ci domaine ci wàllu digital la yow par exemple déjà dalay leer ne am nga ci xam-xam am nga ñoo xam ne mën nga leen mettre en relation pour ñu jàppale ñooñu rien que pour certifier ay compte Twitter certifier ay compte Facebook won leen naka la ñuy gérer seen identité numérique jusqu'à ce que suba parce que am na tamit lu ñuy naan usurpation d'identité numérique suba am na keneen ku mën a jël photo Coumba Gawlo lépp Coumba Gawlo dem créer beneen YouTube pour faire croire que c'est Coumba Gawlo alors que du moom loolu yëpp boo amee équipe boo xam ne am na ay ingénieurs en sécurité informatique ñooñu ñëpp dinañ la mën a jàppale pour même boo mënul am sécurité à 100% nga mën a am vraiment la moindre des choses mooy sa xel dal quoi parce que bu fekkee attaque am na di nga am ci sa équipe ñoo xam ne dinañ am yenn information yi dinañ mën a réagir de façon prompte pour mën la éviter yenn soucis yi parce que imaginez ku mel ni tey Coumba Gawlo ñu attaqué compte chaîne YouTube am dindi lépp lu fa nekk ci contenu loolu dafa doy waar c'est combien d'années de ñaata atu liggéey la loolu
Emmanuel, man amoon naa rek benn question boo xamante ne xëy na internautes yi wala ñi nga xamante ne ñoo nekk ci internet bi dinañ faral di ko poser wu seen bopp c'est que lu tax actuellement ñu noté montée de piratage yooyu gis nañ ne que ne célébrités yi comme ni nga ko waxee la ñuy faral di pirater lu ci bëre. Qu'est-ce qui se cache derrière lan moo nekk ci gannaaw lu tax ñuy bëgg di pirater contre célébrité dañuy récupérer abonné la wala dafa am xaalis ci suuf indil ñu tuuti ay leeral ci loolu. comme ku mel ni Coumba Gawlo par exemple mën nañ ne ay atti liggéey la dugal YouTube. yoo xam ne peut-être ñàkk sécurité bi tax na tey parce que loolu tamit mën nañ ko bañ a imputer moom kese parce que tey YouTube mën nañ ko ci laaj lan mooy responsabilité ci loolu est-ce que YouTube def na li moo doon def yëpp pour mën a jàppale Coumba Gawlo ci loolu parce que rien que nga gis les nombres de vues ci vidéo Coumba Gawlo yi war nga mën a xam ne kii c'est pas n'importe qui. Maintenant pour répondre ci sa question bi li ci ginnaaw mooy imaginer le patrimoine informationnel boobu ci chaîne YouTube Coumba Gawlo tey kiy jël contrôle compte bi mën na ko denc après laaj ko xaalis pour mën a libérer waat accès yi mais bu ñu yem foofu nañ xam tamit ne compte YouTube dañ ko synchroniser ak adresse mail loolu c'est un accès frauduleux bu fekkee ñi ko def Sénégal la ñu nekk c'est un accès frauduleux à un système informatique ñu ngi koy daan ci article 431.8 ak 431.9 bu code pénal 2016 six mois la ba 3 ans de prison voilà 1 million ba 10 millions donc benn ci ñaar yooyu wala ñaar yooyu mën nañ la ko daan bu fekkee nag accès frauduleux bi dafa mujj ci supprimer données yi maanaam li fa Coumba Gawlo amoon ci vidéo ci lépp ñu supprimer ko foofu peine yi dañ koy doubler maanaam bu nekkoon benn dañ koy def ñaar donc pour juste revenir ci sa question bi aspect financier bi génnu ci parce que ku mel ni Coumba Gawlo nga récupérer toutes ces informations parce que gëmuma ba léegi dañ ko supprimer peut-être dañ ko dindi vidéo yooyu dañ ko quelque part pour après peut-être laaj ko xaalis pour mun ko restituer donc yooyu yëpp c'est des possibilités bu nekkee Coumba Gawlo wala mu nekkee keneen tamit parfois mën na nekk ay chantage mën nañ bañ a def dara ne la accédé nañ ci sa tel compte waaye am na yoo xam ne tamit tegginewul rafetewul te gis nañ yow da nga ko doon def donc jox ñu nangam wala ñu divulguer information yi effectivement loolu yoon daf ko waat Sénégal effectivement Emmanuel li nga wax sax noonu la demee ci compte YouTube bu Coumba Gawlo bi wax na ko ñi ko piraté Norvège la ñu nekk moom moo ñu xamal lii en plus ñu ngi doon demandé lu toll ci $140,000 yoo xamante ne ci ay koppar la maanaam comme ni ñuy def rek ni ñuy def arnaque numérique di jéem a arnaqué nit ñi ci internet bi noonu la ñu def te en plus di fàttali ni compte boobu déjà amoon na plus de 80,000 abonnés di fàttali ni ne du woon compte bu Coumba Gawlo rek bari na ci ay compte internet Emmanuel ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay gërëm bu baax pardon di wax ne dinañ la woowaat ci yeneen mbir yi nga xamante ne dina soxal téléspectateurs yi mais surtout internautes yi ci mbirum internet. Exactement merci jërëjëf Abdoulaye. jërëjëf Emmanuel Diokh nekk juriste xam-xamam màcc loolu ci mbirum internet di représenter aussi di liggéey ak waa internet sans frontières mu doon ñëw ci mbirum compte yi nga xamante ni mooy compte Coumba Gawlo prétexte moo nekkoon loolu yi nga xamante ni mooy compte YouTube am du daal di koy piratage yooyu nag nekk lu xew actuellement nii mairie ci internet bi wax naa ko li xewoon semaine dernière ak yenn personnalité fële ci États-Unis dal na kii di Coumba Gawlo ak compte YouTube am. waaw loolu li daloon personnalité yi fële la nga xamante ne moo di international mais ñun tamit am nañ ci suñu cas donc di wax nit ñi di leen ñaax ngeen def très attention parce que boo leen xasee ba nekk ci digital bi ak ci internet bi dafay ñaan tout le temps dafay requérir plutôt tout le temps ngeen di def attention ngeen jël maximum de sécurité par rapport ak seen compte naam am ñi nga xamante ne dañuy faral di pirater ñoom dañoo aay ñëpp xam leen ko mais yéen li nga xamante ne moo leen war maanaam ci li nga xamante ne moo di sécuriser seen i données sécuriser seen i compte yéen bu leen ko tàyyi di ko def chaque jour s'il le faut sax suñu leen mënee jox benn conseil tous les 15 jours wala tous les 10 jours soo leen ko mënee ngeen di faral di changer seen mot de passe di utiliser ay mot de passe yoo xamante ne dafa bëri chiffre bëri ay majuscule minuscule su ko defee mot de passe bi ni muy gën a compliqué piratage bi Mamadou di gën a difficile à faire. wax nañ ko sànq internet mënoo am sécurité à 100% c'est très difficile actuellement fi jamono toll internet moo ni toll àddina moo ni toll waaye tamit sànq bi ngi doon wax mooy
identité li fexe ñi nga xamante ne suñuy personnalité la ñu fexe di def le maximum ba certifier wala ñuy identifier bu baax seen i compte nekk na lu am solo loolu dalal bu yàggul dara ci week-end bi ñu ngi koy gis ak ministre bi di Abdou Karim Sall nekk ministre de l'environnement moom gis nañ benn tweetam muy alerter di yëgal ay internautes yi surtout ñu koy suivre naan leen dafa am koo xamante ni dafa usurpé comptam mu nekk compte bi nga xamante ni moom ministre Abdou Karim Sall wax na ko doon ko préciser surtout ci période yi nga xamante ni information yi fu ne lay jógee mu doon préciser loolu une personne mal intentionnée a créé un autre compte avec mon nom et ma photo loolu la wax et je signale que ce compte ne m'appartient pas loolu la wax et puis day dégager ay responsabilités ci yi nga xamante ni loolu lañ fay wax nekk na situation bu compliquée boo xamante ni comme ni ñu koy wax suñuy personnalité ak ku mu munti doon ci mbiru internet na identifier bu baax lii di compte am surtout bu ko fexee mën ko jéem a fexe xool nan la ñuy certifier compte yi ñun dinañ ci ñëw jéem a expliquer suñu personnalité yi nan la ñuy def ba certifier seen compte certifier compte mooy lu bële li ngeen di gis ci yenn compte yi nga xamante ni bariwul nag ñu ko am fii ci Sénégal pour préciser mooy bu fekkee yeneen personnalité yeneen dëkk gis nañ ni seen compte dafa dañ koy certifier loolu tamit taxul nga mucc ci lii di li nga xamante ni mooy ay piratage ak mbiru hacker ci mbiru internet. Effectivement moom sax il a été très alerte en spécifiant que ne du moom compte boobu parce que compte boobu ak lu mu mënti def agir en son nom ak photo bi ñu def aussi moom dégager na responsabilité par rapport à ça mais Mamadou man dama bëgg a man si kaw tweet boobu dama ci arrêté ci benn commentaire bu neex boo xamante ne dama ne woon il faut que ma may ko internet yi ndax dafa am ku ko tontu Idrissa Fall Cissé la tudd nee na ko un ministre mal intentionné a tué 2 gazelles oryx et les a mangées en compagnie de sa famille je signale que ces oryx appartiennent au peuple par conséquent nous dégageons toute responsabilité et lui rappelons qu'on ne fait pas du steak avec de la viande anesthésiée. loolu mooy internet yi dañoo créatif. très créatif ndaxte coowal Oryx bi la ci la jógee daal di tontu li nga xamante ne mooy tweetu ministre de l'environnement bi di Abdou Karim Sall mu nekk parfois aussi li dañ koy gis ci internet bi surtout Twitter parfois boo joxee sa benn information nit ñi. détournement d'objectif détourné ko wala changé ko joxe ci tamit ñoom ni ñu gisee ni loolu moo war a gën a mën a am njëriñ. effectivement détournement d'objectif lañ ko tuddee yenn saa da ngay ñëw def sa tweet bu sérieux parce que yow yaa ngi ci sa biir dëgg am kenn ku jóge fële ñëw ni nga ko bindee ak sérieux bi. moom mu defal la ci loo xamante ne nii képp ku lire commentaire da nga ciy reetaan loolu la ñu tuddee détournement d'objectif bëri na li ñu koy faral di def Twitter comme Facebook ak leneen donc dañ ne woon rek par rapport ak li nga xamante ne moo di tweetu kii di ministre bi di Abdou Karim Sall moom tamit ñu indil ko réponse ki nga xamante ne moo di Idrissa Fall Cissé. mooy punchline bi mën nañu rek punchline leneen li nga xamante ni gis nañ ko ci week-end bi ay vidéo yu ñuy partagé mais wax nañ ko ñun du ñu partagé benn vidéo tant que vérifié wuñu ko. Ziguinchor gis nañ ci week-end bi tamit vidéo yi nga xam ni wër na réseaux sociaux yi. muy inondation hôpital bu Ziguinchor. waaw loolu tamit punchline la Mamadou parce que lu toll nii hôpital moo xamante ne nekk na Ziguinchor gis ngeen ne week-end bi dafa taw lu bëri ci biir Sénégal bi tamit taw na lu bëri mais dañu seetaan vidéo bi gis ne que hôpital bi ci boppam dafa inondé et ki doon wax sax infirmière la moom mi ngi doon wax ne que ne mënul travailler dans ces conditions là. ñu seetaan vidéo bi ñëwaat. hôpital bi ñuy fajee surtout ci période yii de bu inondé moom nekk na situation bu compliquée. gis nga de xanaa ñuy ñaan rek autorité yi ñi nga xamante ne ñoo nekk foofu les Ziguinchor ñu daal di def li nga xamante ne moo di travaux d'assainissement par rapport ak li nga xamante ne moo di hôpital bi ndaxte lu toll ni hôpital fi nga xamante ne nit ñi fa la ñuy dem di sàkku ndimbal ci infirmier yi mu daal di inondé ba kenn mënul toog ndax gis ngeen ko ki toog ci banc bi mi nga yëkkati tànkam ki nga xamante ne ci hôpital bi ci boppam lay liggéey moom mi ngi naan mënul liggéey ni actuellement ci conditions yi ndaxte doo mën a faj nit
te fekk ne ndox mi ngi walangaan ci say tànk wala situation bi en tout cas Mamadou Ndiaye. côté yu positif yu internet la day alerter mais aussi day informer surtout di def sax lu ñu duppee li nga xamante ni mooy journalisme citoyen parfois nga alerter autorités yi seen xam-xam wala seen gët yeggul fenn fi internet tax ba ñu gis yenn yi nga xamante ni yenn gox yi moom la ñuy dund yéen bari ngeen ci di ñu suivre ci Facebook Twitter wala Instagram bu groupe Futurs Médias actuellement TFM live bi nga xam ne yéen a ngi koy seetaan ci Facebook bi surtout gis nañ seen réaction kontaan nañu lool ànd nañ ci mbégte mais surtout solo bi ngeen jox émission bi di li xew ci biir internet bi soxal na leen ñu ànd ak yéen di leen informer mais surtout comme internet di leen reetaanloo di leen wan ay images yu am solo mais surtout actualité yi nga xamante ne mooy xew feneen mais pas du Sénégal mais actualité internationale gis nañ ci ne tamit mbiri piratage yeeg ak espionnage yi dafa mujj nekk épidémie surtout ci période pandémie bi. effectivement Mamadou ñu ngi ko doon wax léegi di daanelaguñu suñu kàddu ci li nga xamante ne moo di woon kaaw Coumba Gawlo Seck. actu international nag dafa am benn site boo xamante ne dañuy xamal ne que ne depuis li nga xamante ne moo di coronavirus bi dugg na si mu pandémie bi ñu si bëri ñu ngi tourné di xool li nga xamante ne moo di côté santé bi waaye dañu remarqué ne que ne il y a une épidémie encore d'espionnage dans le monde ak piratage léegi lañ ko wax bu Coumba Gawlo Seck bi ma jël nii sama téléphone rek su ko defee ma daal di leen wax par exemple dans le monde le 13 mai aux États-Unis mi ngi doon accuser la Chine de tenter de pirater la recherche américaine sur un vaccin contre le coronavirus fa nga xamante ne moo di Canada tamit le 14 mai renseignements canadiens yi dañoo def benn état de risque accru boo xamante ne nii ñi nga xamante ne ñoo dëkkul seen dëkk ñoo bëgg a ñëw di fa def ay espionnage ak ay piratage sur des entreprises Russie tamit am na li nga xamante ne moo di troll professionnel yoo xamante ne ñu ngi leen di koy accuser donc un peu partout Mamadou ñu xool ne que dans le monde coronavirus bi indiwul rek li nga xamante ne moo di feebar bi li nga xamante ne moo di tëju bi ak distanciation sociale mais dafa indi aussi ci côté digital bi benn relâchement bi nga xamante ne pirate ñi nga xamante ne ñooy faral di pirater di dugg ci compte jàmbur yi ñoom dañ ci profiter ci relâchement boobu pour daal di def li ñuy def seen ñaawte fi ñuy def. boobu côté bu négatif bi la ci surtout ñi nga xamante ne lu mu leen duppee ay hackers. ñenn ñi yenn spécialistes yi dañ leen dañu gën a am temps ci période pandémie bi ak confinement yeeg ci yenn zones yi nga xamante ni seen dëkk yi ci bari dañ leen doon confiné dañoo am temps gën a mën a toog gën a xoolaat système yi xool failles yi nga xamante ni aussi moo am ci ñenn ñu ñu jàppee ni sécuriser nañu seen internet wala sécuriser nañ li nga xamante ni seen ay données la hackers yi di ci dugg di leen wan ni la genre défi la di leen wan ni la carrément sécurité mënul am à 100% ci internet wala bokk bu amee à 100% dina am toujours benn faille bi nga xamante ni dina ci des loolu waral espionnage yeeg piratage yeeg yi ngay gis lu actuellement mu lëmbee àddina waaye am na côté yu positif aussi ndax ci période pandémie bi ci lañ gis yenn application yi ñu ci bari di ci gën di utiliser surtout ñun fii en Afrique utiliser nañ Zoom bi nga xamante ni doon nañ def suñu réunion yi à distance utiliser nañ Skype comme ñun li ñuy liggéeyee ni bari na ci ay yeneen plateforme yi nga xamante ni pandémie bi tax na nit ñi di ko gën di utiliser. waaw pandémie bi dafa relever li nga xamante ne mu di la digital man loolu laay faral di wax ndaxte avant digital mi ngi fi woon technologie mi ngi fi woon internet mi ngi fi woon mais xëy na importance bi mu amoon dëgg-dëgg ci biir pandémie bi la feeñee ndaxte lu bëre ci biir internet bi la feeñee lu bëre ci biir digital bi lañ ko mën a résoudre donc mu di application yi nga xamante ne mooy permettre liggéey par à distance muy dëkk ak dëkk wala sa kër ak bureau mu di yeneen ak yeneen yi nga xamante ne nii ay application yoo xamante ne gis nañ ne que muy ndawu Sénégal di ndawu Afrique wala ndawu étranger ñoom ñëpp dugal nañ ci seen loxo ci biir pour créer li nga xamante ne mu di ay application ay plateformes tout ça pour lutter contre la pandémie et wane aussi doole digital bi ak technologie bi. fii ñu toll ci Afrique actuellement ñëpp dañuy wax ni fi jamono toll ndawu Afrique yi war nañ gën a mën a développer continent bi mais grâce à internet surtout digital bi surtout ci côté positif yi dëkk anglophone yi ñu ngi joxe exemple yi ak seen i création yu bari ci mbirum internet ak loo xam ne dina gën a ñongal suñu dund fii ci Afrique fii ci Sénégal de suñu ginnaaw ñu ngi ciy créer tamit ay application wala ñi nga xamante ni seen xam-xam màcc na ci surtout ndaw ñi ñu ngi jéem a def le maximum ba internet di jariñ te loolu nekk na lu am solo leneen li ci nga toujours ci actu international kii nag benn sénégalais la di footballeur di Famara Diédhiou gis nañ ko démb ak ay capture d'écran yi mu def ci compte Twitter am moom dafa officialiser compte am donc dañu junj ni compte bi c'est officiel moom Famara Diédhiou footballeur international sénégalais buy évoluer fële ca deuxième division Angleterre di Premiership nga xamante ni aussi moom Championship pardon moom Famara Diédhiou moom mi nga xamante ni ay mbirum racisme lañ ko doon tuumale moom ak ay supporters yi nga xamante ni supporters équipe bi di
di Bristol nga xamante ni fële ci Angleterre ci 2e division bi la nekk moom Famara Diédhiou moo def capture yi ci boppam daan ne supporter équipe am bi dañ ko doon xas di ko ŋàññi ci mbirum racisme gannaaw ba mu raté benn penalty fële ci ak équipe am bi di Bristol moom Famara Diédhiou équipe am dafa daal di ñàkk benn bal ci dara yii nag ñu bari di ko dénoncé gis nañ ci réseaux sociaux yi tey ci suba ku ci nekk wala sénégalais bu ci nekk mi ngi def ay post di wane ak àndam surtout ci kii nga xamante ni mooy international sénégalais bi di Famara Diédhiou nekk koo xamante ni ku ñu ràññee la lool ci équipe nationale bu Sénégal di ko souhaiter bon courage di ko wax bon courage mu gën a jàpp te xam ni mbirum racisme moom ci ak sport fi mu ne nii il faut autorités yi gën ci jël ay matuwaay surtout gën ci taxaw ngir dàq mbirum racisme ci wàllu tàggat yaram leneen li dañuy des ci mbirum tàggat yaram ak ballon d'or bi nga xamante ni actuellement information baa ngi def tour du web actuellement ballon d'or bi nga xam ni ci atum 2020 bi fas yéene wuñu ko amal lu ko waral mbirum coronavirus bi la loolu moo officiel mbirum ballon d'or bi donc jàpp nañ ni fas yéene wuñu ko joxe ren ci atum 2020 bi di fàttali ni lii mi ngi doog am depuis ca création 1956 mo ballon d'or bi nga xamante ni bu mujj bi kii di Lionel Messi moo ko jël gannaaw ba sénégalais bi di Sadio Mané jëloon na 4e leneen li ci xibaar yi nga xamante ne wala vidéo yi nga xam ne gis nañ ni am na njëriñ mairie te toujours internet dafay ànd ak parfois di partager ay xibaar yi nga xam toujours da ngay am mbégte sa dara sax bu réeree léegi boo ko partagé di nga gis. waaw ci réer boobu nag foofu laay daal di dugg rek parce que semaine passée amoon na benn waay soo xamante ne nii xaram moo réeroon mu daal di ko def annonce nag ci Facebook bi ñu bëree daan si gis ne que loolu reelu na waaye li nga xamante ne moo lay montrer encore lii di force réseaux sociaux yi. xar boobu nga xamante ne da ko posté daal di ko woon nekk texte bi waaw texte bi mu bindoon sax dafa ne woon soxna si yéen laay waxal seen jëkkër bu leen indilee xar bu mel nii. ak waa jàpp leen ne sama xar la. léegi nag xar bi retrouvé nañ ko grâce à son post Facebook. ñu xool photo bi noonu ngeen di gis. loolu day wane ni lii daal day wane ni internet mi ngi fu ne te mën na dugg fu ne partage xar mu réer xam nga man vraiment xalaatum du ma woon xalaat ne xar mu réer dina am xelu jël photo partagé ko surtout ci période yi di wane ni vraiment internet côté yu positif bari na xar mu réer wala mu jàpp ni daf ko sàcc. mu dem def post bi ñëpp partagé ko finalement mu gis ko et puis defaat post ne. gis nañu xar mi nekk na situation bu compliquée di wane ni. internet moom mbégte la lépp la ñëpp la fi nekkal te aussi lii day wane que ne dafay indi ay solution parce que xar bu ñu sàccee Kër Massar ñu retrouver ko Soumbédioune y avait combien de chances sur 1000. amul woon mais nag comme moom yàlla dimbali na ko ba nga xamante ne ni xaram boobu mu bëgg ba ci biir xolam gis na ko. xanaa rek ñu koy sante li nga xamante ne mu di internet. surtout ci période yi nga xam dañuy waajal tabaski di wane ni bu njëkk ba dañ doon wax ay médias classiques. rajo yeeg télé yeeg journaux yi. léegi am na nouveau média ñenn ñi sax nee nañ nekkatul nouveau média mooy digital bi di mbirum internet surtout ak réseaux sociaux yi lu ne mën na ci xew mais tamit bu ñu fàtte ni balaa ñoo partagé dara muy vidéo nañ ko xool bu baax ndax désinformation baaxul surtout ci période yi mais parfois mën nañu terminer nag balaa ñoo jeexal ñu neexal ak TikTok comme que TikTok dafa xew. waaw TikTok dafa xew te defe naa suñu téléspectateurs yi tàmm nañ ko chaque fois balaa ñuy tàggatoo ak yéen dinañ leen may benn vidéo boo xamante ne moom mooy lëmbee li nga xamante ne moo di TikTok bi vidéo ñu leen di tegal nag bi lu moo ko def di rendre hommage ñi nga xamante ne mooy suñu parents yi mooy suñu paa yi ak pàccanga bi donc di leen jox dig daje demain à la même heure 13h30 pour encore ay nouvelles ak ay dossiers yu nga xamante ne ñu ngi leen di indil ak ay cas yu nga xamante ne moo xew ci réseaux sociaux yi ci li xew ci biir internet di jaaree foofu rek Mamadou di remercier ki nga xamante ne aussi moo di triangle de la beauté non pas solal béere bi rek ak maquillage waaw jërëjëf suñu mbokk téléspectateurs yi di leen jox dig daje ba suba ci beneen numéro li xew ci biir internet bi bari na ñun tamit dinañu ñëw fas yéene jéem a jukki dajale leen li nga xam ne gis nañ ni amal na leen soxla yéen téléspectateurs yu télévision Futurs Médias yéen internautes yi yéen ñi ñuy suivre partout mën ngeen ñëw suivre ci Facebook Twitter wala Instagram bu groupe Futurs Médias mais surtout ak hashtag bi di sunu net boo leen ko defee ci Twitter di ngeen jot seeni message dinañ ko gis fii da ngeen ciy def sax sunu net TFM di ngeen gis hashtag boobu waa TFM dinañ ko gis ñu partagé ko ak yéen mais surtout boo leen amee vidéo mën ngeen ko partagé wax naa ni semaine bi incha allah dañ fi teg benn numéro WhatsApp boo xam ne mën ngeen partagé seeni vidéo ñu fas yéene ko partagé donc ak yéen internautes yi surtout yéen téléspectateurs yu télévision Futurs Médias di leen jox dig daje ba suba ci beneen numéro lu xew ci biir internet bi